ربي يا أحمد على محمد حلي خير الصلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل وادي وتنالي إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعد على نواجذ مثل ما قال في الإساء ندرة هاشمي على يا رسول الله يا أفضل الورى فنحن في ضيق شديد التراكم فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية وشفع فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورابة بآدم إدريس وهود ويونس ولوط ونوح ثم حاو لخلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وذي الكفل يحيى ثم عيسى الوسيلة كذا زكرياء شعيب وصالح تقينا رد الدارين من كل وحلة ومن آل بيت المصطفى جمع شملنا بأصحابي كشفوا شداد المهيبة بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di leen dal ne leen dal leen jàmm. alhamdulillah sunu borom may na nu fekkee ko daaw fekkee nan ko ren nu sante ko yàlla bu baax a baax te ñaan ko mu may nu fekkee ko ay ati at. programme bi nin ko daan defee incha allah noonu lañ koy taxawaleewaat dañuy tàmbali rek incha allah ubbi jox Cheikh Ahmed Tidiane Nguirane mu ubbee alquranul karim su ubbee alquranul karim ba pare ñu jox kàddu gi sëñ Mansour Sy Djamil sunu responsable moral mu dalal ay ganam su dalalee ay ganam nu waxtaan sunu waxtaanee ba pare incha allah nu ñaanalante daal di yeewi sunu ganu tubaab yi lii def ci programme bi dinañ leen ko jox incha allah ci kanam Cheikh Ahmed Tidiane bismillah tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه
الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا عشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله العظيم صدق الله مولانا العظيم بارك الله فيك Cheikh Tidiane kon nag sëriñ bi bismillah mun nañu tàmbali أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات وبفضله تتحقق مقاصد والغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا mbooloo mi fi teew maa ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di yëkkati kaddu waaleykum salaam wa rahmatullah si turu njobootu sëñ Hajj Malick bi teew fii si bésu sëñ Babacar bi di bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ki jiitu si boppu délégation bi di sëñ Mansour Sy Dabakh di sunu waajur waaye itam wa laqad zayyana as-samaa dunya bi masaabih am na ñu nga xam ni teew nañu ren si jataay bi couleur jataay bi ku mel na sëñ Cheikh Ahmed Tijani di taawu borom daara ji ku mel na sëñ Habib ku mel na Cheikh Omar Jamil ku mel na maam Omar Ndiaye di sëtu sëñ Babacar itam si seen tur ñoom ñëpp laa yëkkatee kaddu yu nga xam ni maa ngi ko jëmale si yéen waaye itam maa ngi ko jëmale sunu gan yu baax yi ku mel na Fabio Thiès ak yi nga xam ni gën nañ ko muy Floriano Zambo xam ni yàgg na ñu ñëw fii bi nga xam ni mooy maire ville bi di présider séance yi di leen nuyu di leen sant di leen ndokkeel si bés bi di leen ndokkeel si ndono li ndax ndono la bu nga xam ne bii su fekkoon woon nekk woon si ay loxo yu wóor xëy nag duñ fi daje tey ji di fàttaliku sëñ Baba bés bii nag monsieur Fabio l'ambassadeur, le représentant de l'ambassadeur El Hadj Malick Wade, les différents consuls et consuls adjoints qui sont ici dans cette salle maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp te di leen ziyaara di nuyu waykat yi. alors ma ñëw. waaw di nuyu sëñ Aliou Sall bi nga xam ne ñëw na teew. Inizio per salutare il sindaco di Conegliano, il signor Fabio Chies, e anche il signor Floriano Zambon, a nome mio personale e a nome di tutta la famiglia di Seydi El Hadj Malick qui presente.
Vi saluto anche tutti i rappresentanti che sono qua, sia il rappresentante dell'ambasciatore di Senegal a Roma, il console di Senegal a Milano, il console del Senegal a Napoli, il ministro consigliere incaricato agli affari economici all'ambasciata del Senegal a Roma. Saluto tutti quelli che sono qui presenti. di nuyu itam Madame Rokhaya Batouré, consul du Sénégal à Milan. di nuyu Idrissa Ben Sène, consul du Sénégal à Naples. di nuyu Don Bruno Barato, représentant de l'Église. Don Giuseppe Geremia. di nuyu itam Abdou Aziz Ndiaye, opérateur économique. di nuyu Sokhna Nafi Niang de la Sonatel. di nuyu Alioune Wade et Madame Clément Banco, représentant de la communauté catholique du Sénégal à Treviso, à Trivento. di nuyu Maguette Faye, Ibrahima Meng, Mama Mbodj, Madické Niang, qui sont les représentants de Stuttgart en Allemagne. di nuyu Oumar Ndiaye, représentant de la délégation française. di nuyu Aline Konaré et Madame. di nuyu Wali Diouf, As Malik Mbodj, Abdou Mata, représentant de la délégation de la Suède. di nuyu Amadou Gueye Bini. di nuyu Mamadou Men Diop. di nuyu Alioune Gueye PDS, qui viennent tous du Sénégal. di nuyu Cheikh Tidiane Samb. di nuyu Oustaz Alioune Sall de la télévision et de 2STV. di nuyu Omar Ndiaye, di nuyu Fatou Bintou Ndiaye. di nuyu Cheikh Njing bi nga xam ne bi moo fi représenté les États-Unis. Quindi il mio saluto va a tutte queste persone che ho nominato adesso. muy kàddu yu gàtt rek ay kàddu baaxantal at mu ne ñu daje fi suñ fi dajee am na kàddu yoo xam ni daanu ko jëmale si yéen jëmale ko si ñoom pour ñu xam ñun ñi nga xam ni ñooy seen kilifa di leen fekk fii lan noonu xalaat si seen teew bi ñu teew fii si dëkk bi. Sarò molto breve. Quello che dirò è all'incontro della comunità senegalese per farle capire anche qual è il loro ruolo, come devono vivere qua in questo paese. li ma wax léegi rek si laay baamtuwaat jógewuma Sénégal ñëw Italie dama jóge Sénégal ñëw Sénégal parce que dafa am lu nga xam ni lu bare ñun ak yéen ñoo ko bokk. E ribadisco quello che ho detto prima. Siamo partiti dal Senegal, ma siamo venuti in Senegal perché consideriamo l'Italia come il Senegal, perché anche abbiamo tante cose in comune. démb bi ñu duggee si dëkk bi rek la ñu yëg ni am na lu nu bokk ak yéen procession yooyu ñuy def si Pâques bi di wër mbedd yi téye seen sondel loolu lan lay wone day wone rek la profondeur de leur foi en Jésus-Christ, de leur foi en Dieu te kooku ñun ak ñoom ñoo ko bokk. Ieri quando siamo arrivati già in questo paese, partendo dall'aeroporto per arrivare all'hotel dove siamo alloggiati, abbiamo attraversato paesi dove tutta la popolazione faceva la processione e questo significa che hanno un profondo crede in Dio e questo ce l'abbiamo assieme, anche noi abbiamo un profondo credo in Dio. ni ko foi boobu iman boobu billahi ñu bokk ak ñoom moo tax ñun daanu sawar ñëw fii ndax sécurité bi nga xam ne bi moom lañ fiy fekk. E questo credo che condividiamo ci porta anche a essere molto lieto, molto grato e essere onorevole di venire qua a trovarvi. ni ko yar bi nu yar bi ñu leen yar ñoom moo tax fu nu dem mën nañ fa dëkk. E l'educazione che la comunità senegalese ha avuto gli permette di poter vivere dovunque vada. ndax sunu waajur daf nu daan wax bul bëgg dëkk ba dëkk fa ne la dëkk ba bëgg nga dëkk fa. E diceva che il suo defunto padre diceva: non devi amare il paese, ma è il paese che dovrà amarti, e se il paese ti ama, la tua vita in questo paese sarà molto facile.
keroog bi ma gisee Notre-Dame de Paris di lakk am naa mettitu xol. Quando ho visto l'incendio del Notre-Dame di Parigi, ho avuto veramente male. Ndax une partie de ma jeunesse maa ngi ko passé ci quartier boobu, il y a la Sorbonne, il y a Censier, il y a les grands quais. Perché la mia gioventù l'ho passato lì a Parigi studiando, quindi conosco bene il luogo. li ma nekk Paris yëpp dem naan dem Notre-Dame de Paris di célébrer la messe de minuit ndax bés bi yonent Yàlla Isa juddo moom la ñuy célébrer dem ànd ak ñoom di célébrer la messe de nuit. Quando ero a Parigi andavo tutti gli anni alla messa di mezzanotte perché in questa messa si celebra Gesù Cristo che è anche un profeta per noi. am na lu ma yéemoon mooy liggéey bi nu liggéey Notre-Dame de Paris yéemoon na ma itam bi ma ñëwee ci à la cathédrale Saint-Pierre ici au Vatican liggéey bi nga xam ni moom la or bi nin ko tëggee ak nin ko ëwee nga xam ni kii koo fayoon xaalis pour mu defar ko du ko defar waaye kii une foi profonde ngëm yàlla tigi moo lay jox force boo defaree loolu. L'architettura di Notre-Dame di Parigi, ma anche l'architettura di San Pietro a Roma, mi hanno veramente commosso perché il modo che l'hanno lavorato non è che bisogna avere solo la fede per poter fare una cosa del genere. moo tax yar bi may recevoir am sama biir famille recevoir ka sama tariqa bi nga xam ne bii ñoo ëpp si ñi toog fii moo taxoon ma daan ñeme di dem à la messe de minuit moo tax itam bi Pompidou gaañoo ñu koy dëj dem naa fa bi Charles de Gaulle gaañoo ñu koy dëj dem naa fa. Questa educazione che abbiamo avuto è questa educazione che ci permette e che ci dà anche il coraggio di poter andare a partecipare alla messa di mezzanotte, ma anche a partecipare alla messa quando è scomparso Charles de Gaulle, ma anche Georges Pompidou, ex presidente della Francia. ma jógee itam si dëkk bu naan Ndar Saint-Louis du Sénégal. E vengo anche da una città dal nord di Senegal che si chiama Saint-Louis. jullitu doomu Ndar yi dañuy miinal seen bopp dem si église su fekkee ni am nañu seen xaritu catholique bi gaañu ñoom si boppam ñooy jàpp jaat ji dugal ko si biir église yi ba nu jullee ko ñu génnewaat ko. E noi abbiamo questa tradizione a casa, che abbiamo anche tanti amici cristiani e frequentiamo con loro la chiesa nei momenti di felicità come nei momenti di dolori. préparation boobu nag la ñu nekk fii am moo tax yar bi nekk si ñoom nekk si ñoom. E questa preparazione che ci hanno preparato che ci permette di poter vivere, di convivere serenamente qua in Italia. li ma bëgg gàttal wax leen ko mooy ñi ay nitu jàmm lañu. E quello che vorrei dire dietro tutto questo è che tutte le persone che vedete qua sono persone per bene, persone di pace. parce que ki nu tuddee guddi gi muy sëñ Babacar Sy nitu jàmm la woon. Perché la persona che celebriamo oggi, Sëñ Babacar Sy, è una persona che ha tutta la sua vita combattuto per la pace. ndax dafa am benn élection bu am Lamine Gueye di julli taxaw Senghor di catholique taxaw sëñ Babacar ànd ak Senghor. Perché per dire questo, in Senegal, nel momento della colonizzazione, hanno organizzato elezioni e c'erano due candidati, uno è musulmano, uno è cristiano, e lui ha scelto di andare con il candidato cristiano. biñ ko laajee lu tax nga def ko mu ni kenn falloo lu ma elimaanu jàkk dañ ma falloo député à l'Assemblée nationale bu nga xam ne bi 99% yi ay catholique lañu. E quando l'hanno chiesto ma perché hai scelto di sostenere il candidato cristiano, ha detto che mi hanno chiesto di scegliere un deputato per rappresentare il popolo all'assemblea, ma non mi hanno chiesto di scegliere un imam per la moschea. jikko yooyu nag ñoo daja si ñii fi toog tey. E sono questi virtù, questi che troverete in queste persone perché sono stati educati così. distribué naa benn texte boo xam ne bii texte bu am solo la pour que ñoom ñu xam ñi fi ñëw di wax ak ñii ñooy ñan. Il testo che vi ho dato è molto importante, l'ho scritto e vorrei che capite
quelli con chi avete a fare chi sono? Je suis le co-président du Conseil mondial des religions pour la paix. Sono il co-presidente dell'Organizzazione Mondiale per la Pace, waaw religion pour la paix. des religioni per la pace. adduna bi yëpp laay dem fu am problème mu diine problème mu ethnie danaa fa dem pour régler ko. Dovunque in questo mondo ci vado per mediare sui problemi di pace. élection yi ñu génn nekkoon ay élection yu doy waar. Dal Senegal siamo appena usciti da elezioni che erano molto pericolosi. ñëpp nag di ñaan pour que élection yi lu mu tàng violence bi tax ñu teqali koog suñu sago ba yóbbu Sénégal fu nga xam ne fii bëgguñu ko fa woon yóbbu. E tutti avevano paura che queste elezioni creino problemi in Senegal. ma jël nag sama plume daal di bind déclaration bu nga xam ne bi pour wax ñi nañu dal. E come responsabile ho scritto questo messaggio per chiedere alla popolazione di mantenere la calma e di essere sereni. sëñ Abdou Al Amin daf daan wax naan lu jàmm mënul régler ay mënu ko régler. Il nostro Sheikh Al-Amin diceva: ciò che non possiamo ottenere con la pace non potremo mai ottenerla con la violenza. loolu tax ma def déclaration bi woo leen woo sunu ay tradition woo fu ñu jaaroon woo li mag ñi defoon woo dund bi nga xam ni catholique yeeg murid yeeg tijaan yeeg toutes les concessions ñu ngi koy dund te mësul am problème ma woo leen si loolu. E per quello che è scritto, per ricordare a tutti come vivevano i nostri genitori in pace. distribué naa ko nag xam naa seen mbokk sénégalo-italien yi daan leen ko traduire pour ngeen xam lan moo si nekk loolu rek laa ni woon naa leen ko ubbeele ba pare nag jox la parole. Il testo è qua e dopo faremo tutto per tradurlo anche in italiano per far averlo a tutti che capiscono quello. su fekkee ni sëñ si amuñu su luñ si yokk. E su questo do la parola al sindaco Fabio Chies, sindaco di Conegliano. Monsieur Fabio, vous avez la parole. Beh, innanzitutto grazie di essere qui oggi. nee na mu ngi sant di gërëm ci sunu teewaay fii tey. Per Conegliano è molto importante, ma è importante per Conegliano e per l'Italia che voi siete qui riuniti a pregare in nome della pace. nee na dafa nekk loo xam ne lu important la ci dëkk bi nu nekk waaye itam ci Italie ci li nga xam ne dañu daje fii tey jii di waxtaanee jàmm. Perché dovunque si prega, come ha detto giustamente, dovunque si prega c'è pace, perché l'uomo che prega è un uomo di pace. nee na fépp foo xam ne ñu ngi fay defi ñaan daal jàmm rek moo fay am ndax ñaan mooy indi jàmm. Siamo felici anche perché la comunità senegalese a Conegliano in Italia è una comunità civile, leale, che porta con sé i valori della propria terra. nee na kontaan nañu itam ndax communauté sénégalaise bi nga xam ne mu ngi fii ci Conegliano waaye itam ci Italie ak bi yëpp dañu doon communauté boo xam ne communauté bu dal lañu bu am jàmm lañu. Una terra dalle radici profonde che ha molto in comune con l'Italia, per cui grazie ancora di essere qua. Ringrazio anche Floriano Zambon che parlerà dopo, che ha iniziato questa strada che noi vogliamo proseguire. nee na muy loo xam ne su mooy dañu ko bokk ak ñoom nee na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dina jox kàddu gi Floriano Zambon mi nga xam ne moom moo ubbi bunta bi benu egsi fii. Siamo sicuri che nei prossimi anni saremo ancora qui tutti assieme, perché è il miglior esempio che possiamo dare di cosa vuol dire una comunità umana che tutta assieme persegue i fini della pace e della sostenibilità. nee na yaakaar na ni incha allah at yi di ñëw dinañ ko fekkee te dinañ dajewaat fii ndax ndaje bi jàmm moom moo ko tax a jóg. Grazie ed arrivederci al prossimo anno. jërëjëf ba déwén incha allah. Beh, io vi porto volentieri il mio saluto, che è il saluto anche degli anni scorsi, di un percorso che abbiamo fatto insieme. Mi fa piacere che il sindaco si sia impegnato anche per il futuro e cercheremo di essere qui anche i prossimi anni. nee na mu ngi nuyu ñëpp ci li nga xam ne moom moo nu daje fii waaye mu ngi kontaan bu rëy kontaante boo xamee ne
ci lii nga xam ne moom la Sindako bi wax di yéene ne dinañ fi fekkantewaat ay yeneeni at. Serigne Mansour Jamil il 27 di febbraio scriveva una cosa bellissima: il diritto di essere differenti, diversi, il dovere di essere insieme. Questo era riferito al Senegal, ai senegalesi che venivano fuori da una consultazione elettorale. Però questo vale per tutti, perché credo che sia un'affermazione che deve essere un'affermazione per il mondo. nee na lii nga xam ne moom nga affirmé dafa war a doon loo xam ne pour àddina gi yëpp la. Penso che sia il vero punto di partenza. nee na loolu mooy point de départ bi. Pochi minuti fa, qui fuori, ho incontrato 3 ragazze nate nella provincia di Treviso all'inizio degli anni 90, senegalesi di origine, la loro famiglia senegalese, cresciute qui, oggi parte integrante della comunità inglese. Questo dimostra quanto piccolo sia il mondo, le barriere non ci sono più. nee na léegi ci balaa muy dugg fii daje na ak ñetti xale yu jigéen yoo xam ne fii la ñu juddoo ci province de Treviso ci année 90 yi te tey jii nee na ñu ngi bokk ci communauté Angleterre. loolu mooy wane àddina gi tuuti gi mu tuuti. Quindi il mondo è alla portata, nel bene e nel male. Da questo punto di vista il mercato ha fatto la sua parte. Quindi le frontiere da tanti punti di vista non esistono più. Il vero problema è che talvolta ci sono delle frontiere culturali. nee na donc ci kaw loolu moom dafay wax ne frontière amatul waaye frontière bi nga xam ne moom mooy indi problème bi mooy barrière culturelle yi frontière culturelle yi. Paura degli altri, che è il segno di un scarso livello di diciamo di coscienza di se stessi. nee na mu nekk ñàkk a xam nit ki nekk na itam li nga xam ne nit ki ci jëmmu boppam xamul boppam wala xamul ki nga xam ne moom la seqal moom mooy indi loolu. Ecco quindi che se siamo veri padroni della nostra cultura e orgogliosi della nostra cultura, sapremo esercitare, come diceva il nostro maestro, il diritto di essere differenti e il dovere di essere insieme. Buona serata. nee na kon su fekkente ne xam nañu loolu maîtriser nañu sunu culture xam fu nu jëm donc lii nga affirmé foofu moom mooy daal di ñëw mooy le droit d'être différent mais le devoir d'être ensemble. waaw jërëjëf. On va donner la parole au représentant de l'ambassade, monsieur El Hadji Malick Wade. di leen jotal yéen ñëpp nuyoo ak ziyaara sëñ Babacar Sy Mansour la xalif général des Tidianes. ñun lépp luñ fi yëkkati bet jotaay boo nga xam ne bi toog nañ ko fii si ndigalam lan ko defee si kàddoom itam lan ko defee mi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel si bés bi di dénk itam ñoom ñu ngi leen di dénk daayira bi nga xam ne mooy organiser lii te Alioune Badara Bey nekk si bopp bi ñu ngi leen di nuyu di leen tant di leen dénk moom mi nga xam ne mooy président bi. Quindi vi ringraziamo ancora di cuore e vi affidiamo la comunità senegalese in generale, ma anche il gruppo che organizza questo evento e qui c'è il presidente qui presente, Alioune Badara. Monsieur le représentant de l'ambassadeur, vous avez la parole avec les salutations du khalife général des Tidianes, Seigne Babacar Sy Mansour. Diamo la parola al rappresentante dell'ambasciatore del Senegal a Roma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Si turu ambassadeur Mamadou Salihou Diouf, représenté fi le président de la République, moom ci boppam moo faskeene woon a ñëw teewe si ndaje mi mais yàlla dafa def mu am ndog
mu wax ma ne naa ñëw ci turu ambassade représenté ko yàlla def ma ñëw ci xew mi fekk fi samay kilifa particulièrement Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Serigne Mansour Sy borom daara ji. A nome dell'ambasciatore del Senegal a Roma, vengo qui per rappresentarlo perché ha avuto un impegno e non ha potuto venire essere presente qua oggi. E qui sono venuto anche con una delegazione e ho trovato qua altri colleghi, che è il console del Senegal, il console generale del Senegal a Milano, il console del Senegal a Napoli e il ministro consigliere incaricato agli affari economici all'ambasciata del Senegal a Roma. man ak El Hadj Malick War laa tudd di taalibe boo xam ne Tiwaawan laa yaroo jànge fa ci daaray Serigne Mansour Sy Serigne Mansour Diouf donc su ma ñëwee fekk fi samay sëriñ li tàmbalee ci famille Sy sama baay da daan wax ne képp ku jóge Tiwaawan lu mu manti doon mooy seen sëriñ moo tax man ku ma gis nga sant Sy sama sëriñ nga te taalube manul wax ci kanamu sëriñam xam naa ne kon sama wax daf ciy gàtt bu loolu weesoo tamit dama fi fekk ñoo xam ne représentant ambassadeur la mais samay kilifa lañu ci administration mooy madame Rokhaya Ba di consul généralu Naples président yónnee ko fi defal ko décret mu nekk fi doon le consul général. Il y a aussi monsieur Bensen di consul bu Naples nekk fi moom tamit doon fi kilifa boo xam ne président de la république la fi représenté donc bu ñooñu toogee muy samay sëriñ féete ma sama ndeyjo sama càmmeñ samay kilifa féete ma si sama càmmeñ si sama ndeyjoor day jafe lool moo mën a gudd ci wax ji di baalu àq nag samay sëriñ xam ne liggéey moo tax ma yëkkati sama baat mais ci seen kanam samay waajur santu numa ma yëkkati sama baat bu sama mag di Lamine Wade yëgoon ne sëriñ waa Tiwaawan toog nanu ma yëkkati sama baat du ko neex wante nag yàlla lu mu dogal jaam da kay nangu bu loolu weesoo nee nan ma sëriñ Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne di xalif général des Tidiane nga xam ne at mu jot mu ñëw Italie siyaare si leen nee na dafa bëgg a invité maire dëkk bi Condeliano donc ne maire bi xam ne sëriñ bi invité na ko pour mu ñëw Tiwaawan seet si ko parce que sëriñ bi yëg na li muy defal taalibe yi te ñun tamit ambassade di état sénégalais kontaan nañu lool ci li muy defal sénégalais yi gis nañ ko. Allora, per essere breve, saluto tutti e mi è difficile anche parlare davanti ai miei superiori amministrativi e anche i capi religiosi. Però il califfo generale gli hanno detto che ha lanciato un invito per il sindaco di Conegliano e il signor Floriano Zambon in Senegal. Vi invitiamo a venire in Senegal e ne abbiamo parlato stamattina con il signor Zambon. Sarà forse per il mese di novembre e ci organizzeremo per questo. boo leen ko seetloo ren yàlla def na ministre yi daan ñëw ànd ak ay député ñëw gunge si Serigne Mansour Sy Djamil mi nga xam ne mooy seenu Serigne mooy seenu député ren loolu amul yéen ñëpp war ngeen a xam lu tax li ñuy door a former gouvernement dara ñu ngi ci kawam président ngi ci kanam loolu moo tax mais bu doon teg loolu din ko daan defee ba ma fi nekkee ba léegi ay ministre di ñëw Abdou Mbaw di ñëw ay député di ñëw parce que daaw toog naa fi Abdou Mbaw ne léegi
ci daayira bi la bokk léegi taalibe la mais ren bi ma ñëwee gisuma ko fi donc am na lu leen téye donc Allora, ogni anno il governo del Senegal mandava una delegazione composta dai ministri e anche dei deputati dell'Assemblea nazionale. Quest'anno non sono venuti perché il governo l'hanno appena nominato e stanno facendo i passaggi dei servizi e non potevano lasciare questo per essere qua presenti, ma sono qua presenti di cuore con tutti noi. donc ci turu ambassadeur ci turu état sénégalais bi yëpp ñu ngi leen di xamal ne ñun délégation bi nu àndat ne sunu xol sedd na li nu mën a def mooy leen di leen ñaanal yéen taalibe yi fi nekk yéen mbooloo mi fi nekk seen àndandoo gën a dëgër di ñaan ci yàlla at mu nekk lu fi ñëw ci mbooloo yàlla na gën a yokk ren tamit sëriñ yi fi ñëw parce que ren laay door a gis juróom benn at maa ngi fi ñëw ren laay door a gis am na sëriñ soo xam ne maa ngi leen di door a gis oustaz Sall mi ngi sama ginnaaw sëñ Cheikh ak sama càmmeñ te ñooñu at yi ma fi ñëw mosuma leen a gis donc affaire bi mi ngi yokku te day gën a siiw parce que oustaz Sall fu mu dem wóor na ma ne bu defee émission ba guddi ngeen gàmm dina wax li mu fi gis wax ni ngeen juboo wax li ngeen fi nekkee. Quindi vi ringrazio tantissimo al nome del governo del Senegal per quello che state facendo per la comunità senegalese qua a Conegliano. Grazie di cuore e vi auguriamo buona Pasqua. Monsieur le représentant, monsieur Malick Wade, je crois que sunu gan yi dañu bëgg yeeweeku ndax bés bi bés bu rëy la si ñoom te doon bàyyi seen famille ñëw fii kon nag foofu rek la ñuy yemale cérémonie bi à moins que mu am ñu bëgg wax. Le représentant de l'Église, merci. kon nag nu déglu tuuti s'il vous plaît nu déglu tuuti représentant Chiesa bi moom moo représenté vescovo Vittorio Veneto ak vescovo bu Treviso mais aussi moom mooy responsable bi nga xam ne Chiesa bi daf ko tànn teg ko fii pour le dialogue interreligieux Don Bruno Barato. Buongiorno a tutti quanti, salam alaikum e grazie per l'invito che fate da tanti anni al Vescovo di Treviso e al Vescovo di Vittorio Veneto. Loro non possono essere qui presenti perché stasera abbiamo anche noi cristiani la grande preghiera della Pasqua. nee na mu ngi nuyu ñëpp tey jii mu ngi fii teew di représenté archevêque Treviso ak archevêque Vittorio Veneto bugg nañ fi nekk waaye dafa am ay messe yu ñu war a présider ci seen jour Pâques bi moo tax ñëwuñu fi. Il Vescovo scrive: continuiamo a condividere la speranza che la pace possa fiorire, crescere e portare frutti in Italia, in Senegal e nel mondo intero. nee na vescovo bi nee na ñu ngi yaakaar ne jàmm bi nga xam ne moom la ñu bugg moom la ñu yéene mu law ci Sénégal ak Italia ak àddina gi yépp. Una pace che è sempre frutto dell'opera di Dio, ma domanda anche il nostro impegno per la giustizia, il dialogo, l'incontro tra persone e tra i popoli. donc nee na li nga xam ne moom la ñu bugg mooy nu bokk li nga xam ne moom mooy espoir bi nga xam ne pour paix jàmm sax ci àddina gi sax bu yaatu et que préoccupation nit ñi nu mun ko régler ak problème mu famille yi et que li nga xam ne mooy problème mu racisme nu mun ko dépasser. nee na problème mu accogliance à réfugiés yi nga xam ne amoon na fi gis nañ ne am na fi problème waaye loolu aussi nee na ñoom ñu ngi siy ñaan te ñu ngi siy dox pour que accogliance boobu mu continuer am ci anam yi gën a rafetee.
nee na itam nanu bàyyi xel ndaw yi parce que ndaw yi ñoom ñooy avenir u suba te soxla nan leen. Il riassunto è tutto questo che è stato scritto. Poi c'è anche la lettera del vescovo di Treviso. Una cosa che vogliamo chiedere insieme con forza a Dio è che sostenga il nostro desiderio di una vita migliore. nee na li nga xam ne moom la ñu bugg a ànd ñaan ko yàlla mooy nanu yàlla améliorer sunu vie sunu dundin ak sunu nekkin. Auguriamo a tutti voi, a tutti noi, quello che Papa Francesco ci dice. nee na ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp li nga xam ne moom la Papa Francesco di faral di wax. Non lasciamoci rubare la speranza. nee na bu ñu bàyyi kenn mu sàccal sunu espoir di tas sunu yaakaar. Auguriamo alle autorità presenti e a tutti voi la pace e ogni dono di vita che viene da Dio. nee na ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp autorités yi fi nekk jàmm boo xam ne bu sax dàkk la bu jóge ci sunu borom. Ci sentiamo uniti stanotte nel pregare insieme per la pace qui e nel mondo intero. nee na ñoom tamit tey gi su mooy dinañu fanaanee ñaan pour jàmm fii ak ci àdduna gi yëpp. grazie Don Bruno, grazie mille. Grazie a voi. merci beaucoup wax ka ni que ñoom seen teewaay fii day dalal sunu xel. La vostra presenza qua è molto importante per noi e ci fa molto piacere. ndax li nga xam ni moo nu boole moo ëpp li nga xam ni moo nu wuuteloo. Quelle che ci riunisce è molto più importante che quelle che ci divide. ni que bu yàggul rek lan ma invité fii au Vatican. 3 mesi fa mi hanno invitato qua al Vaticano. En tant que co-président du Conseil mondial des religions pour la paix. Come co-presidente della Liga mondiale dei religioni per la pace. li ñu fu dajale woon c'était la prostitution africaine yu ndaw ci hanno chiesto di venire al Vaticano a parlare della prostituzione e della tratta delle persone. toog nañu ñetti fan di ko débattre. Abbiamo dibattuto su questo. Et le pape François était très bien représenté. ñi ko gën jege ñoo ñëwoon di discuter il loolu Papa Francesco era ben rappresentato perché sono i suoi consiglieri più vicini che erano in questo incontro. liggéey bi ñuy def ñoom si domaine boobu te am nañu yaakaar si ñoom. E c'è il lavoro che fate, ci affidiamo a questo e veramente siamo contenti. Gracias. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. jërëjëf. waaw dafa am ñu nga xam ni sunu ay doomu ndey lañu. gracias. daayiratu xidmatul xadim a ngi fii ñu bëggoon leen jox kàddu ndax sunu ay doomu ndey lañu. bu yàggul laa dem Touba ci campagne électorale bi mais xalifa bi daf ma wax ni jógewoo Tiwaawoon ñëw dugg Touba Tiwaawoon nga jóge ñëw dugg Tiwaawoon parce que yaay sëtu Maam Maram Mbàkke kon nag si lañu bokk ñu jox leen kàddu gi. kon nag nuy oo sëñ Ablaye Diaw mi ànd ak président Malick Diop ak Cheikh Niang ak ñoom Alaaji Khadim Dia ak sëñ Mbacké Cissé ak Cheikh Dieng ñu représenté fi daayira Xidmatul Khadim. nu fàttali rek ne bés bi bés la boo xam ne nun ñëpp ñoo ko bokk. nekkin gi nu nekkee fi ci Treviso fa tabarakallah. yaa munkiral qawmi mutxaysan wa mutkamadan. doo dund gu neex te daa ci boole xajal. kii wax ni Tuuba ak Tiwaawan ñaari dawla lanu. fii dawlatin te warul wallahi kooko xamul. na wax ba dee loolu muy bañ. yàlla def na ko jéeg. ndax yàlla def na la muy def qabla zaata azal. seen dawla jiitu na tey. loo bañ bañit du fi jóg. waxal ba xottiku. yaa mal'uunu yaa xattu xol. yow doo jullit. doo ku kenn xam. loo fi doon ba di wax. soo bayiwul lii nga ne. yàllaay ki lay toroxal. Tuubaak Tiwaawan Ñaseen ak Jaamal ak Canaba
kadaaka laayeen wa njaasaan kum ci rek teralal. jërëjëf kon nu jox kàddu gi sëñ Ablaye Diaw mu wax ci turu délégation daayiratu xidmatul xadim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله bokki jullit yi bokki taalibe yi ci turu daayira Touba Xidmatul Xadim sunu jawrin Sëriñ Malick Diop ak ñi nu àndal ñépp ñi ngi nuyu sang yu baax yu tedd yi di leen ziyaare ci bés bu màgg bi di leen wax sunuy gan lanu ndax Cheikhul Khadim ak maam El Hadji Malick kenn mënu leen a tàqale ñi ngi leen di nuyu di leen jéggalu coono yi ngeen jànkoonteel ba agsi fii di sant mbokki taalibe yépp yu jóge ci biir gox yi fu mu fi mën di doon ci Italie te xam ne yéen ñépp sunuy gan ngeen ñi ngi leen di wax bismillah agsi ngeen ci seeni kër di ñaan bis bi yàlla nañ ko yàgg a taxawe di xam ne sànq rek maa ngi koy nettali sama benn xarit sëñ Mansour Sy Jamil mii mas nañu daje ci hôtel bi ñu wax lu yàgg man ak moom ci digganteem ak sëriñ Abdul Fattah moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wax nañ ci lu bari ma teg ci sama bët loola muy lu ma marqué lool ma di ko nettali fii benn waay kon sëñ bi maa ngi lay ziyaare maa ngi lay bàyyi xel ak ñi nga àndal ngir jëmmi sëriñ Abdul Fattah yal na yàlla yokki leeram taas ñu ci barkeem di soññiwaat sunu mbokki taalibe yi ndax lii ngeen seede ci nasaraan yi lépp comportement la ci comportement ci la ñuy yaatoo ci dëkk bi ci comportement ci la ñuy waa dëkk bi xatale kon nanu xam ne buñ fi bëggee yaatu ñooy def li tax ñu yaatu fi waaye suñ fi bëggee xatit li tax ñu fi xatit ñoo koy def ñi ngi leen di siyaare kilifa yépp di baalu xaq ñëpp di baal xaq ñëpp di wax ne ñii liñ fiy bëgg a wax lépp rombul tegu ci siraatal mustaqim sëñ Touba waxam leer na dara desu ci nee na woon xubbu jamihal awliyaahi wajaba wa kullu man aada al xiyaaru hujiba da ngay mën a boole wàllu yu yëpp tënk leen sopp leen waaye nee noon boo ci tebbee kenn ba koo bañ nee na yow bokkoo ci mbir mi te loola mooy li yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ko ci alquran da ngay boole yonent yëpp bëgg leen waaye munoo bëgg benn bi yonent bàyyi ña ca des sëñ bi da daa wax ni fa kullu wirdin yuridul murida li hadarati llahi walan yahida siwaa intama ila jiina aw intama ila ahmada tijaani aw li siwahuma min al axtaab is kulluhum qatan ala sawab wa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida dëgg la سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب jërëjëf li may tëje mooy sànq maa ngi waxtaan samay bokk yoo xam ne ay tijaan lañ mën na leen nañu ànd ak sunu xel réseaux sociaux yi li ciy dox am na yàq goo xam ne ki koy wax du murit du tiijaan leneen la mais pour mu yàq dana tuddoo murit wala tuddoo tiijaan ñu am ci problème bu mu nu dal nañu bàyyi xel loolu Sëriñ Tuubaa dafa wax ni fala tuaadu nee na bu leen noonoo ku ngeen mas a gis gémmiñam baatub laa ilaha illallah génn ci kon kooku luñ ko waxal ka ko wax moo ko wax moom laa nga seet waay wax Sëriñ Tuubaa salaamullahi aleykum wa rahmatulah hasbunallahu wa ni'mal wakiil. jërëjëf sëñ Ablaye Diaw jërëjëf sëñ Ablaye Diaw nu nuy annoncé rek ne daayira Joola yaa ngi fi ak imam Ibrahim Sané
Clément Banco mi représenté catholique yi fii aussi oote na léegi nee na dafa am empêchement moo tax egsiwu fi waaye xelam yépp mu ngi fii ci nun ak nun waaw kon jeex na kon sëñ bi ñaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله nangu leen ñaan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك آمين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم ها نحن عبيدك الفقراء آمين. الأذلاء الضعفاء المساكين آمين المذنبون المقصرون المحتاجون إلى رحمتك أمس اللهم الحاجة آمين خلف بابك الكريم الذي لا يخيب قارعه آمين يا رب العالمين نمد إليك أيدي الضراعة والتذلل والانكسار آمين يا والابتهال رب بين العالمين يديك الكريمتين آمين طالبين منك يا رب العالمين آمين أن تغفر لنا في هذه الأمسية المباركة آمين وأن ترحمنا وأن تعفو عنا آمين. وأن تعافينا وأن تحفظنا من كل سوء آمين وأن تقضي عنا ديوننا اللهم آمين وأن تقضي لنا حوائجنا آمين يا رب وأن العالمين تستر لنا عيوبنا في الدنيا والآخرة آمين يا رب وأن العالمين تستر لنا فواحشنا ما ظهرت منها وما بطنت وأن تبارك في هذا الجمع المبارك من إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات المتواجدين في ربوع إيطاليا وأن تنزل عليهم وعلى إيطاليا وعلى السنغال اللهم آمين شآبيب الرحمة والمغفرة آمين يا رب والهناء العالمين. والسعادة والقبول والأمن والأمان آمين يا والنجاة رب والنجاح العالمين. والفلاح والتيسير وأن تدفع عنا كل شر وكل مصيبة وكل بلاء آمين يا رب العالمين آمين وأن تبارك في من نظموا هذه الذكرى آمين ذكرى الشيخ سيد أبي بكر مسي آمين التي نحتفي بها في هذا المقام وفي هذا المكان اللهم آمين وأن تحسن إلى كل من أحسن إلينا وأن تنجينا من شر كل من أراد آمين أن يا رب يسيء العالمين. إلينا آمين يا وأن رب تطيل أعمارنا وتزكي أعمالنا آمين يا رب وتشفي العالمين. لنا أمراضنا ومرضانا اللهم شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا آمين يا وجعا رب العالمين. وأن تبارك لكل واحد منا في عمله اللهم ومهنته آمين وحرفته من آمين. الرجال والنساء وأن تحفظ المسافرين منا آمين يا رب حتى العالمين. تتمم لنا إنجاز ما نريد إنجازها آمين وترد يا رب كل العالمين. واحد منا إلى أهاديه سالما غانما معافى آمين يا رب وأن لا العالمين. تجعل هذا اللقاء الأخوي في هذه الأمسية المباركة آمين يا رب آخر العالمين. لقاء لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا اللهم الجلال آمين يا والإكرام رب العالمين. وارحم موتانا واغفر لهم واعف عنهم وعافهم آمين يا رب العالمين. وارحم كل من سبقنا إلى الدار الآخرة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين محسنين وتوفنا مسلمين مؤمنين آمين محسنين يا رب مخلصين العالمين. مخلصين آمين وارحم كل من كان ينتمي آمين إلى هذه الجماعات من إخواننا الحاضرين والحاضرات آمين يا رب من العالمين. القادريين والمريديين والتجانيين آمين وغيرهم من المسلمين والمسلمات آمين يا رب وأن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب وسائر العالمين. بلدان العالم آمين وأن تجعل الرخاء والسلامة آمين. يعمان هذا العالم آمين الذي نعيش فيه والذي اللهم كثرت فيه الأزمات اللهم والذي كثرت فيه الصعوبات والمشقات آمين وأن تنجينا من الهلاك والخسارة والخسران يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. بحق ربنا آتنا من لدنك رحمة آمين. وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب بحق العالمين. قولك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين يا غياثنا عند كل كربة آمين ومجيبنا عند كل دعوة آمين ومعاذنا عند كل شدة يا الله
ويا رجاءنا حين تنقطع حيلتنا يا الله يا غياثنا يا الله يا الله يا غياثنا يا الله يا غياثنا يا الله برحمتك وفضلك وجودك وكرمك وغفرانك نستغيث يا الله أصلح لنا نحن جميعا ولجميع آمين يا رب خلقك آمين أمورنا وشؤوننا وأحوالنا كلها آمين في الدنيا والآخرة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الله يا رب العالمين آمين يا يا أرحم رب الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وأن لا تجعل هذا اللقاء الأخوي آخر لقاء بيننا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين ببركة وبحق صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد نكون يبجانغ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ñu ngi leen di jërëjëf jazakumullah jërëjëf ba ngoon incha allah ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد حليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنال